L'élite intellectuelle de ce pays ignore cette riche production. Et tant que l'un dans l'autre, affaire yi yëpp mën nu ko teg si yoon, y a une dimension mystique, une dimension wàllu baatin bi nga xam ne bii qui fait partie de la dimension culturelle que nous ignorons. ndax dafa am mission de correction bu war a am. Il y a une mission de correction en faisant ce que nous faisons. Sëñ Ma Moustapha bi muy dem ni ma bàyyi xel xale yi bi mu demee ma seet nan ko bàyyee xel indi xale yi cette année xaw ma ñaata si réussite du bac la ñu am. Nous avons les meilleurs résultats du bac, les meilleurs résultats du BFM. te xale yi fii jàng ils sont premiers ici mokkal alxuraan ils sont premiers au lycée. Donc il faut commencer par là parce que dama dem dans une réunion à Liverpool. On m'avait invité sur l'avenir de l'éducation. En Angleterre, à Liverpool. J'étais le seul musulman. Il n'y avait que des Coréens, des Chinois, des Japonais, des Anglais, des Français, des Italiens, des Américains, des Espagnols. Mais il y a trois critères pour l'éducation de demain. Le premier critère, na fexe ba iman jiitu si yow. Man rek maa fa doon jullit de. Na ngëm jiitu si yow. C'est le premier critère. Le deuxième critère, peut-être que Nafi va s'y retrouver, c'est computer science, l'informatique. Le troisième critère, c'est les mathématiques. Man bi ma déggee loolu man jërëjëf Alaaji Malick jërëjëf Sëñ Moussa. Premier critère bi au moins man mën naa ko garantir sama ay nit. Xale yi nekk fii dans le quartier de Fass au moins critère boobu dana jiitu si ñoom. Moustapha moo yore daara ji Moustapha maamam moo ma jàngal alxuraan maamam moo jàngal alxuraan xalif bi maamam moo jàngal alxuraan Maodo si maamam moo jàngal alxuraan taawu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji Cheikh maamam moo jàngal alxuraan Mansour si Dabakh ñooñu ñoom la seen ay sët nekk fii di préparer affaire yi pour demain mais dama bëgg rek ni y a une dimension boo nga xam ne foofu laay tëjee xam hasard amul. Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha sëñ Babacar moo ko jur yaayam mooy soxna Umu Xayri Sall sa maam Mali Sall moo ko jur sëñ Moustapha li mu am Louga si ñi ko topp du Sey Hadj Malick moo ko jox ay taalibe maamam yu nga xam daf ko doon si yaayam soxna Umu Xayri Sall ñëw njóobeen yéeg léyeen yéeg mboojang yéeg looy ñëpp ay taalibe sama Malick Sall la noonu waaye mu am lu doy waar bi ñuy tudd sëñ Moussa bi ñu koy tudd dafa jël loxo liiram bi dugal ko si kurusu teeku sama si Hadj Malick sama si Hadj Malick sama Malick Sall ni ko jox ko li muy laaj gis nga affaire bi foofu la jeexee bés boobu la ko Maodo jox li muy laaj si xalaatu sa maam Malick Sall mu boole nag ñaari Malick yi Malick Sall ak Malick Fama yàlla nag teg ko si yoon baaxal ko mu nekk nit ku baax a baax Maodo Touré daf ma mës wax benn wax bu am solo mu ni ma sëñ Moustapha mu ni ma dafa dëkk si famille bu nga xam ne bi dafa amoon un grand conflit mais mun sëñ Moustapha dafa sol perkaal fay si géeju deret ba génn te terkaal bi taxul. bés bañ koy tuddi Moustapha ay sang baa nga fa tey ma wax leen lan moo xewoon ay sang baa nga fa kurusu maam Maodo la jamil te bilaay sang baa nga fa kurusu maam Maodo la jamil te bilaay sang baa lonku ci baaraam ba mu dëgër lool bilaay sang baa nga maam Maodo te Seydi Jamil te bilaay keroog maam Maodo te Seydi Jamil te bilaay sang baa nga fa cala maamam Malick Sall naan bilaay sang baa nga fa Maodo jox ko li mu lay laaj bilaay sang baa nga fa waaw waaw Maodo jox li muy laaj bilaay sang baa nga fa Maodo jox ko li mu lay laaj bilaay sang baa nga fa bésu keroog la yoru weru du Cheikh bilaay sang baa nga mooy lu am solo mais sang bi tey ban message ngay bàyyil taalibe yi
sénégalais yi africains yi nga xamante ni ñoo ngi lay suivre ak surtout la jeunesse bi nga xamante ni tey jii dafa am fu ñu toll. Le premier message que je veux leur adresser nanu déglu li mag ñi di wax nanu déglu bu baax di xalif bi wax démb ak li nga xam ne moom la porte-parole am wax ndax Pape Malick moo jëkk wax chance bi nu am si ñaar ñooñu mooy que sëñ Mbaye dafa nekk pendant 40 ans si Sama Abdou sëñ Mbaye dafa am une qualité essentielle dafay déglu mag ñi dafa yàgg toog ci mag ñi dafa teel perte papam Sama Abdou jël ko uuf ko ak sa maam Habib gannaaw bi mu jógee si Cheikh Seydou Mouhamadou Moussa Baye nga xam ne moo ko yaral boppam sëñ Mbaye am jikko ju rafet yu nga xam ni dafa ñeme ëttu mag ñi di dem si ñoom di dox seen ay service jëlee lu bare si mag ñi man dama faral di wax naan ñett soo leen joxee réew mi ñu téye ko mooy Cheikh Tidiane Sy mooy Karim Gueye à l'époque ak sëñ Mbaye Sy bii soo ko joxee réew mi mu téye ko ndax xel intelligence sociale bi mu am jëli bi mu mën jëli li nga xam ni kenn xalaatu ko démb nag dafa wax bu rëy dafa wax ni tijaan yi fonk leen murid yi fonk leen tijaan te kooku moom la maamam wax maamam dafa am benn téere bu mu def Risalatul Latif mais lim si wax dama jàpp ni école toutes les écoles war nañu jàng lool ñun chance boobu la ñu am nekk ko nga xam ne kii mooy xalif nekk 40 ans ñu préparé ka kan moo ko préparé sama maam Abdou léppam moom la bala sama maam Abdou di yëkkati dara sëñ Mbaye mooy taxaw bala muy jéggi benn paas sëñ Mbaye moo taxaw te kooku li mu xam kenn xamul ñaata la kenn ki mooy kan mooy Pape Malick Pape Malick nekk pendant 40 ans sous Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sëñ Cheikh culture bi ko yàlla may intelligence sociale itam bi ko yàlla may lépp lu Sëñ Cheikh décidé Pape Malick fekke na ko ñun ñu am wërsëgu ñoom ñaar ñu nekk si bopp mouvement bi waaw dem Pape Malick dafa wax bu am solo bu nga xam ne day résumé suñu waxtaan wi dafa ni sa maam Seydi Hadji Malick daf daan dem si ay daara yu bare ñu naan ko pourquoi ngay war adduna bi di dem si daara mu leen dama bëgg faire ij mu ni waxin la gis nga ñaari wax yooyu li sëñ Mbaye wax le khalife général ni na tariqa yi fonkante seen bopp ngir jàmm am ak li Pape Malick wax Seydi Hadji Malick looy wut si daara yi dama bëgg faire ij c'est-à-dire que du doy na si xam-xam fu xam-xam am rek mu dem le développement du capital humain foofu lay commencé te loolu nag sama maam daf ko illustré si benn fait sama maam dafa toog mu am benn góor gu naan Malick Gueye muy waxtaan si gàtt yi nga xam ne moom la yónnee waaw moom la yónnee mu jaawle leen waaw mu ni ko bi بغوصة الدوحي يات أو غيثة يمن سات له قامة رون عدان فلا تحيمي إننا إسنان للبيت ثم إسنان لي ولكم مودننا إثنان أيضا فناتي أكبر góor gi Malick Gueye ñëw jaawale ñaari waaw xawsa ak xaysa mu def ni ñaari gàtt la ñu si Hadji Malick benn gàtt bi moo yore ñaari tur yi daal di ko bind indi charxaay fi mu jëlee loolu mu am ñu weeti si Hadji Malick ni kon nag naa faf dugg si mbir béyti bi moom la jëkk bind si xilaasu am bi mu laata bi ne alhamdulilahi kii la rectifié ba pare ni comme nii la mbir mi demee ah te pour bind histoire il faut que nga gëstu c'est Hadji Malick à chaque fois que muy bind histoire il ne dit pas que chacun sa vision des faits dana indi ay ñu bare même si ni nu mayee soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo ko may ni mu ko clarifié ak ni mu ko développé loolu mooy El Hadji Malick cette quête du savoir El Hadji Malick cette intelligence sociale ma bëgg rek tëjee benn événement
bu nga xam ne bi am na solo dama dem à la Banque mondiale fu ma toog si àdduna su fekkee ne nit a ngi wax si sama kanam El Hadj Malick lay xalaat. moo lay jox réponse yi. déjà li ma xam si moom day joxe réponse à ça ma dem à la Banque mondiale ñu indi un très grand problème bi mooy lan Nigériens yi ñoo ko posé ak américains yi c'est-à-dire que ñun bu ñu nekkee lycée su fekkee ne xale bu jigéen dafa ëmb dañ lay dàq delloo sa ay waajur pendant très longtemps xaw ma ndax léegi les mouvements féministes kaas nañu loolu xale bi suñ ko ëmbalee ay Graciane ou bien Kennedy yooyu dañ ko daan delloo ay parents. Mariama Ba mu ngi koy jooy ci une si longue lettre. une si longue lettre waaw dañ lay delloo parents mais suñ la delloo parents xale bi il a 13 ans ou 14 ans xamul luy yar xaleel ensuite on n'a pas le droit à l'âge de 13 ans ou bien à l'âge de 14 ans mu bàyyi jàngam donc le Niger est venu à poser le problème mais il fekk nag américains yi mooy seen plus grand problème xam nga les petites noires là à l'âge de 12 ans 13 ans dañ leen di ëmbal xamuñu sax kan moo leen di ëmbal après ñu dàq leen seen école léegi seen maam ñooy récupérer xale bi yar kan na nga xool ni toutes les vedettes américaines les vedettes de la chanson les vedettes du cinéma les vedettes du sport waaw ñoom ñëpp ku si rendre hommage ki la yar sa maam ngay rendre hommage